dañu toll ci jamono joo xamante ni dafa am lu ko lëmbee muy feebar bu ñuy tuddee coronavirus muy mbas mi bi nga xamee ni yàlla dogal na président de la république yëkkati li ñuy tuddee état d'urgence sanitaire. maanaam nit ñi mën a delloowaat ci seen ay activités ci seen ay yëngatu bi yàlla dogalee mesure boobu am ñu jàpp ni mesure boobu am na et président rappelé na ni je pense que ak techniciens yi santé yépp que mbas mi jógu fi waaye dañu wut ay pexe pour mën a dund ak moom ci pexe yooyu nag lañu ne woon nañu fexe wut loo xamante ni lu nit ñi di jëfandikoo la ci lieu de rassemblement yi lu mel ni gel wala lu mel ni masque ñu wut ci loo xamante ni une valeur de 700 000 francs jéem ko jébbal école yi nga xamante ni ñu ngi nekk Thiénaba yenn ci ay école ñu tànnoon nag ñeenti école muy école Thiawaare école Kër Malamine école Ndiané ak école Kër Ibra Fall 2 pour jàppale leen ci fàggandiku gi nga xam ne war nañ ko def ci mbas mi mais aussi pour déglu leen waxtaan ak ñoom mais aussi won leen ni ñu ngi leen di bàyyi xel ndax li tax mooy très souvent nit ñi yenn saa yi bu ñuy séddale xëy na dëkk yi nga xamante ni école établissement wala poste de santé yi nga xam ne nekkuñu ci dëkk yu mag mën nañu am tendance di leen fàtte kon ñun ñu ne nañu dem dimbali leen et d'ailleurs bi ñu demee ci école Kër Ibra Fall directeur bi loolu la ñu wax mu ne c'est la première fois bi mbas mi commencé ba léegi mu gis ku ñëw indil leen jumtuwaay ne leen ngeen dimbali kooku kon loolu day wane ni ñoom ci njaboot gi lañ bokk waruñu leen di fàtte. leneen li ci dolli ko mooy ñu constater aussi situation établissement yooyu ñeenti écoles yi yàlla def ñu visiter tey amul benn bu ci am clôture. et loolu nag mu ñu interpellé ñun non seulement en tant qu'autorité mais en tant que doomu dëkk bi doomi Thiénaba doomi commune Thiénaba loolu du ñuy interpellé pour wax ni ay urgence la yoo xamante ni mairie bi war na ko jël en charge mais aussi population war nañ ci jàpp pour que question yooyu ñu mën ko jël en charge. jàngat biñ ciy jëkk am de mooy dañ koy naqarlu ndax fu ñu dégg lu mel noonu muy Thiénaba muy faneen dañ koy naqarlu duñu ci mën a sori nag ndax dañu ne dossier la boo xamante ni jébbal nañ ko yoon comme jébbal nañ ko yoon ba yoon di def liggéeyam am na loo xam ne duñ ci dugg xamuñu ku def ak ku deful waaye li ñu xam mooy fi jamono toll war nañoo weesu ñuy arrivé ci situation yu mel nii li tax war nañoo weesu ñuy arrivé ci situation yu mel nii mooy outils yi nga xamante ni jumtuwaay yi nga xamante ni day permettre nit di def une gestion transparente dañu disponible maanaam dafa jàppandi ba nga xamante ni suñu ñëwee ba ñëw ñu ne ñu lu mel ni am na te lu mel ni bi muy am ñu ngi ko constaté je parle de mémoire ci compte administratif 2019 ba tey ñu ngi 2021 te yéex nañ ko constaté kon ça veut dire que instrument yi nga xamante ni jumtuwaay yi nga xam ne war nañ ko utiliser pour di mën a saytu suñuy mbir di mën a organiser suñu gestion kon utiliser wuñ ko kon loolu vraiment buñ ci accès c'est regrettable maintenant nag comme yëf yi mu ngi ci yoon bëgguñu ci sori waaye li ñuy wax ni suñu tolloo jamono ba nga xamante ni am na yoo xamante ni saa yoo ko laalee yëngal xolu nit ñi muy wàllu suuf parce que loolu la nit ñi am je pense que boo koy laal que mu nekk carrière que mu nekk toolu jàmbur que mu nekk ay lotissement lépp loo ci mënti def war nga ko def ci transparence war nga ko def ci bàyyi nit ñi xel war nga ko def ci xam ni lii du sa mbir lu ñu dajaloo dénk la ko la nga yor ko yorin woo xam ne yorin wu mucc ayib la waaye loolu lépp li ko indi ci commune Thiénaba mooy malheureusement li ñu démarré dañ ko continuer wul parce que damay wax très souvent ni gestion commune maire yi li leen loi bi may ci possibilité suñu xamul nañ ko utiliser très souvent dañuy def ay dérives parce que bu dul l'assemblée des conseillers qui est le conseil municipal délibère maire bi dafa yor cëggal guyam maanaam ci ni ma ko mën a waxee tey
le premier adjoint au maire ou le deuxième adjoint au maire mënuñu téye loxo maire ne ko tey di nga def lii par force mënuñu ko orienté moo tax code bi dafa prévoir lu ñuy tuddee le bureau municipal et bureau municipal boobu mu ngi composé wu maire ak ay adjoint moo xam no adjoint yi toll ak képp kuñ ci bëgg a toftal bu fekkee jàpp nañ ne li ñuy waxtaane loolu moom kooku am na ci xam-xam ak secrétaire municipal bi leen di accompagner ci foofu ci bureau municipal bi fa la ñuy tëggee lu bari fa la ñuy saytoo lu bari fa la ñuy liggéeyee lu bari ba la ñu ko yóbbu ci plénière bi pour wane ni nit benn nit du moom moo mën a xam lépp moo tax code des collectivités locales tëggee noonu du obligation nag du obligation mais loolu mooy ñoo nga liggéey bi tey fii ñu tey problème bi ñu wax su fekkoon bureau municipal ñu ngi réunir li Massamba xamul ma Demba man koo xam loo kon du ñu agsi fii